balaa ñu ñëw ci réseau bi sax faaw ñu wax ci wàllu métier élevage professionnalisme bi ci nekk léegi élevage dafa toll foo xam ni kon métier la. waaw métier la waxoon naa ko parce que lu ñuy gagné ay millions mais Mansour bés boo amee jot il faut ñu doxantu ma wala éleveurs yi nga xam ni seen kër fondement ba kër ga pare xar yi ñoo ko tabax et y a même un vieux très intéressant chez benn barak waaw boo demee moom. non il faut ma fàttali mbokki téléspectateurs yi sax di ni waxuma la mu mooy ñu ànd di découvrir yeneen yu bees waaye réseau bi moom réseau bi nga xam ne président Omar Sow moo ko jiite émission seen naataange ci lay bokk. donc toujours ñu seen ay dispositions promouvoir lépp lu ñu bëgg a promouvoir surtout nag man xam naa dinaa am ak yow bras de fer parce que croisée bi ngay def fii bëgg leen a continuer di tudd ay croisée rek noo leen di woowee sax. waaw loolu. maîtriser waaw maîtriser te mu nekk ay races yoo xam ne dañu war a nangu fabrication race boo xamante ni bi nag fii lañu ko gis. waaw xam nga loolu li koy indi mooy dañu war a stabiliser croisement bi ñuy def gis nga bu ñu demee. ci wàllu modeste nag yow tamit modeste nag président ba bu ñu amee lu bees du ñu wax ni lii lu bees la. waaw non c'est vrai mais xam nga liggéey bi bu ñu nee li ñuy bañ mooy yaakaar ni yegg nañu déjà au top ndax liggéey bi on est en perpétuel perfectionnement loolu dafa am solo xam nga métier gis nga métier boo gis sax ci àdduna tant que nit ñi jéemuñu di améliorer wu du dem te élevage boo gisee tey ni mu demee moo tax may wax ni métier la gis nga xale yi ngay gis fi yëpp ñoom ñëpp ay éleveurs yu ndaw lañ ku ci ne ñii jox dama lay jox peeru laadum wala ma jël ay peeru bëy jox la yow tamit fa nga nekk nga ciy yëngatu léeg-léeg bu tabaski jotee te da ngay gis ni dama am xale yoo nga xam ni bu tabaski jotee xar yi ma leen joxoon dañuy indiwaale seen xar sama gétt te jaay ko bokkul ak tamit lañ may liggéeyal dem faj seen soxla donc c'est vraiment toute une chaîne de solidarité sociale alors mais ci affaire métier bi il faut ma dellu si waat parce que ñun dañu bëgg mu gën a structuré wu moo tax ma doon wax léegi affaire domaine agricole communautaire parce que li ñu bëgg mooy bu ci éleveurs yi duggee xam nga Mansour damay wax toujours boo jëlee 100 éleveurs ku ci ne nga ni ko fexeel ba bu tabaski ñee nga génneel ma 100 xar ya nga xam ne mën na leen jaayee 120 000 muy nga xam ne seen bourse dafa xaw a waaw seen loxo taxu ko jot noonu seen digg gannaaw mais xam nga ñaata xar la déjà ça fait 10 000 moutons ñun aujourd'hui boo xoolee à travers le Sénégal war nañu mot lu mu bon 50 000 éleveurs soo jëlee élevage intensif ak élevage extensif. sans compter chiffre d'affaires. voilà exact ba pare nag li ci neex mooy loolu ñuy def day toog ci suñu réew te tey boo gisee éleveurs yi ñu ku ci nekk yaa ngi sonn ci élevage te di ci faj say problème amoon nañu sax ay mairie ya nga xam ni dañu war a waxtaan ak ñoom parce que dañu bëgg ci ñu dimbale leen pour seen gox yi ñu nekk ñu gën a jàppale éleveurs yi parce que comme élevage métier la léegi te ñoom li ñu bëggoon mooy ñun suñu géniteurs yi ñuy am ñu xool nan la leen ci joxe ñoom ñu jox ko seen ñi dëkk ci seen gox ñu améliorer seen i produits pour que buñ daan jaayee xar 70 000 léegi ñuy jaayee xaru 100 000 150 000 200 000 300 000 loolu mooy yokkute te ci approche boobu lañ ne moo tax gis nga fi mu nekk tey Mansour dafa feeñul mais boo demee Touba Mbour Tivaouane tout ça da ngay fay gis ay jeunes ya nga xam ni vraiment dañuy def fierté éleveur parce que dañu am seen dignité am seen jom yore seen i box di yar seen i xar di ci def seen i transaction te mu doon lu leen lew dom moo tax nag ci loolu lañ leen di encourager moo tax aujourd'hui gis nga li ñu manqué Mansour pour ñu def le saut qualitatif lu ndaw la mooy ñun éleveurs yi ñu gën a booloo def benn bloc parce que boo demee en France boo demee en Hollande au Brésil dañ lay ay fédération éleveurs ay 14 000 membres lañ mais ñooñu ñooy wax sax état bi di def da nga ciy gis sax éleveurs yoo xam ni hélicoptère la ñuy yore di survoler seen cheptel boo demee au Brésil donc loolu ñun dañu toll fa xam ne moo tax ma ni les DAC c'est une opportunité à ne pas rater on a un rendez-vous avec l'histoire parce que xam nga aussi. alors DAC yàlla don élevage agriculture. voilà
intégration lépp ci biir lépp ci biir te gis nga c'est des surfaces yi xam ne et puis li ci neex mooy ñun éleveurs yi du ñu indi infrastructure yi état bi moo koy am na def ci infrastructure yi léegi ñun on ne fait que l'exploitation maintenant avec l'encadrement de l'état comme loolu mooy affaire bi maintenant terewul pour que aussi les gens ñu rassuré wu élevage de luxe ku ko bëgg a continuer def sa biir kër da nga koy def mais élevage de production suffisante de viande loolu léegi dañ ko war a dem defi ci zones yi nga xam ni c'est des zones appropriées voilà aujourd'hui c'est ça loolu lañ bëgg du viande rek même meew dañ ko war a exporter bu ñu gënee organiser wu parce que commencé bii ma gis nga koy def ci wàllu béy bu góor bi xëy na cosaan li Afrique du Sud bi nga xam ne bariwul fii mais béy bu jigéen bi nga koy croiser li muy génne ci meew kenn xamul nu mu toll. ah oui c'est man boo demee sama ko nëbboon waaye xam naa sàmm de. waaw boo demoon sama tool loolu laay tooñee sama surga yi man leen saa yi mooy leen gisee yéen a ma gën a wér sax ndax dañ lay wax ne ñoom meew boobu la ñuy dundee parce que c'est sain ah te boo demee à travers le Sénégal y a beaucoup de fermes yu nga xam ne tey ñu ngi liggéey ci loolu mais juste que dafa nekk des entreprises un peu éparpillées il y a pas de synergie waaw te synergie boobu nag li ko mën a indi mooy les organisations professionnelles ñu gën a defaraat suñu taxawaay. léegi organisation yi taxaw yu bëri taxaw na ci mais nag des na am nga ci nag aw sas yow ndax réseau bi nga jiitee wax dëgg yàlla muy man muy sama morom ñu ndaw ñi soog a dugg ci élevage ñëpp am nañu yaakaar ci yow ci sa ouverture ci sa connaissance ci sa modeste mais ci sa franc parler ak sa nangoo liggéey nga xam ko xaw nga ñàkk koo xam naa ne sax xam nga ko wax dëgg yàlla kilifa nga waaye xëy na nii laa mel neexul wax waaye itam man def naa remarque bi gis jéego yi ndax yàgg naa ci milieu élevage ñun ñu bëri ñu mel ni man am nañu yaakaar ci yow lan nga am sumb ko ngir mu nekk suñu yoon wi ñuy jaar ñun pour waral élevage yu ëllëg. waaw yàlla bu yaakaar tas xam nga li may wax rek ñun dañuy jéem rek waaye ci kattanu suñu borom ñu ngi am ay résultats yu ndaw a ndaw ci li ñuy def mais yàlla dafa indi il y a 2 ans ñu am benn idée te loolu mun naa ni sax éleveurs yi ñoo am benn idée dañu yeewu bëgg a teg kuréel bu bees ñu ñëw seet si ma ñu ay président Djibi Wade bu Reera président Dieuwring Diouf ay ñu ko teti beaucoup de présidents voilà yu ñëw ñu ne ma ñun daal dañu bëgg am gis-gis bu bees dañu bëggoon boobu ba léegi ñu ngi taxaw di yëngatu ci ay association mais dañu bëgg a teg lu bees pour mën a indi suñu gis-gis ak suñu partition jouer suñu partition ci élevage ñu ne ma yow nag dañ la ci yaakaar ma leen kon de yàlla bu yaakaar tas ñu waxtaan déjà ñun innovation bi njëkk a indi Renades xam nga bu njëkk li metti woon ci ni ñuy fonctionner dañuy toog Dakar rek yore suñuy association fàtte ñi nekk ci kaw gi man leen bu ñu bëggee mu dox réseau bi dafa am nuñ koy tënke li ñuy njëkk a def nañu diviser Sénégal en 3 parties dem dans le nord non dafa bëgg bokk ci affaire dafa bëgg bokk alors ma ni leen nañu diviser Sénégal en 3 parties l'axe nord c'est-à-dire de Dakar jusqu'à Matam l'axe centre c'est-à-dire Dakar Thiès Diourbel ba dem Tambassa l'axe sud jël Dakar Mbour Kaolack et cetera ba Ziguinchor ñu dem waxtaan ak ñëpp xamal leen li ñu bëgg a def xam ni ñëpp dañ cee war a ànd ñu def ko weeru koor lañ ko doon def fu ñu dem ñu ne ñu lii moo ñu manqué woon parce que ñun dañoo foogoon ni éleveurs Dakar yi dañu fàtte éleveurs yi nekk ci àll bi ñu daal di teg daal di organiser fii benn assemblée générale bu mucc ayib ñëpp ñëw waaw keroog
gendarme yi nekkoon CICES dañ toog ba benn mois ñu ne mais yéen xanaa lii du ay affaire u sàmm rek dañu mujj tere oto yu dugg biir CICES. am na ministre bi yónni woon mu ne moom ça fait 40 ans mu ne ci milieu bi mais dans l'histoire de l'élevage mosul gis li ñu waxtaan d'accord ci ne dañuy am ay structure au niveau national mais dañuy am antenne régionale Renades am antenne départementale Renades am antenne communale Renades noonu la tëddee partout au Sénégal ñi ngi ci installation yi pareeguñu parce que c'est jamais facile mais déjà noonu ñu ko doxalee tax na ba éleveurs yi vraiment ñëpp di am benn mouvement d'ensemble autour du Renades. Maintenant nag xam nga yu mel noonu bu fi fekkee parce que aujourd'hui on est presque une centaine d'organisations professionnelles dafa bëri ñu waxante dëgg bu ñu dem boo demee réunion ministère de l'élevage da ngay xam ni lii amul njëriñ Renades mi ngi bay waaram yeneen structures yi ñi ngi bay seen waaya mais dañoo am ay limites foog ñu nangu ko gis nga nit booy def dara man mii sama bergerie dama depuis 2012 maa ngi ci di liggéey mais xam naa ni fi mu ne am naa ay limites maa ngi jéem a dem di compléter samay limites ci leneen di ko gëstu ñun organisation professionnelle yi dañu am ay limites dafa jot nag ñu daal di gën a boolawaat dem teg ci table état bi benn gis-gis bu bees parce que li may bañ mooy ñu delluwaat 10 ans en arrière di wax diw dëkk sàmmam kaa leen wàlluñu amuñu xar amuñu lii amuñu laa loolu la ñu bëgg dootu fi amati te li ñu bëgg loolu li koy indi mooy ñun ñëpp ñu àndandoo ñii ni ñun dañuy nekk ci xar yi mais ñeneen ñi nekk ci leneen tamit dañuy puus foofu ñi nekk ci nag yi tamit ñëpp di leen puus ñëpp ñuy demandoo mais su boobaa day fekk si li fi état bi teg parce que encore une fois tant que li fi état bi teg exploité wuñu ko à fond duñu dem parce que xam nga lan qu'est-ce qui se passe aujourd'hui te mu graaw état dafay investir tëral une politique pour jàppale baykat yi ak sàmmkat yi mais léeg-léeg surtout ñun sàmmkat yi duñu xool loolu dañuy dem toog suñu roq bëgg di def suñu affaire bopp te loolu fa mu jëm sorewul déedéet sorewul suñu bëggee régler l'autosuffisance en viande et j'insiste là-dessus il faut ñu gën a boole suñuy force deuxièmement nañu dem ci outils yi état bi teg ñu dem liggéey foofu ci biir parce que secret bi foofu la nekk man en tout cas waxoon naa ko tey laa ko gën a dëggal man affaire élevage de luxe man sama xale yi nekk sa ñoo ci nekk ba léegi ay xar bi damm naa génn gi gudd naa ma ngay diree ko ñoo ci ne man génn naa ci loolu man sama élevage ci li ma ko teg léegi koom-koom élevage ba xam ni day indi koom-koom voilà damay jël ay xar di leen croiser charo yooyu ma lay wax chaque année dinaa fexe ba génne ci tabaski lu mu bon ay centaines yi nga xam ni dama koy lu sa taxaw waaye ñi ngi produire de manière intense te loolu mooy liggéey bi ah parce que te gis nga dinaa ci rey benn sax yónnee la ko su ko defee parce que pour que waaw wala ma jox la race parce que par exemple maa ngi nuyu au passage sama xarit sama doomu ndey Mbay sa diggéen Ngom ah moom tamit dugg na ci mais dafa ñëw ci man jël fa ay mâle métis charolais dafa leen gis yóbbu ko ci toolam ba pare yor na fa ay centaine de femelles dugal leen seen biir kooku fi léegi doon dina ma raw sax man ndax na muy liggéey te dama ciy kontaan parce que au moins impulsé naa ko ah ba mu mën a dem moom ci noonu nag la ñu war a continuer di dox parce que mbir mi ku ne sa wërsëg rek ngay jël te puus sa morom mu tàkk ah du la wàññi dara ndam la lay defal voilà vraiment philosophie boobu aussi moo nekk ci Renades parce que bi ñu ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla liñ fi jël ci ay géniteurs joxe ko diggante Dakar ba Matam diggante Dakar ba Saloum diggante Dakar ba Touba ak résultats yi muy indi ci réseaux sociaux yi souvent da ngay gis ku posté benn ay seex wala benn xar bu rafet nii
maal bi ngeen ñu indiloon fii moo taboon sama xar moo indi produit yi yooyu yëpp Renades di ko def di jéem a liggéey ci li ñuy wax les magasins de référence commencé woon nañu ko bon xam nga looy def nag soo toogee benn moment da nga ko war a xayma pour gën ko améliorer actuellement ñi ngi koy évaluer pour xool nan lañ koy relancer waat parce que dafa am solo daal mais Mansour man invite bi may def ci éleveurs yi mooy nañu jàpp ni suñu organisation yi mbubb la rek bu ñuy sol mais mbubb boobu bu ñu ko dindee teg fee ñun ñëpp ay éleveurs la te suñu doole mooy ñu booloo nekk benn parce que am nañu nit ñu am xam-xam am nañu nit ñu am pas-pas am nañu nit ñu am gis-gis bu rafet suñu booloo nekk benn dinañu mën a jëmale élevage fañ ko bëgg a jëmale parce que damay wax toujours ma ni par exemple boo jëlee tey 5000 éleveurs bu ñu dajale woon rek Dakar li fi ne ci ay éleveurs yëpp di diggante Dakar ak Thiès ñu nekk 5000 su ku nekk defee 10 000 francs du 50 millions bu ñu defee ku nekk 20 000 francs du 100 millions au bout de 10 mois du 1 milliard mais loolu bu ñu ko dajalee tey état boo dem te loolu la pays yi nga xam ni dañu régler seen problème noonu lañ ko régler les acteurs à la base dañuy dem organiser wu fexe ba am de l'argent frais par des mécanismes yi nga xam ni de mutualisation des moyens ñëw teg ko ci table ne état ñun kat am nañu 3 milliards et c'est de l'argent frais li ñu leen di wax du ay wax maintenant ñun lii lañ bëgg su boobaa état day dem sax di lever ay fonds mobiliser ay moyens ñëw jàppale ñu xam nga il faut que Mansour dafa jot même seen émission yi ñu ciy jàngalaale nit ñi nan la ñu war a en tant que acteur de développement nan la ñu war a taxawee taxaw bi bu ñuy wax initiative privée du nga nekk sa roq yow rek di def da nga war di gëstu li xew ci réew mi ni ñu tërale charte réew mi politique bi investissement yi ni muy demee ak yow li nga bëgg a def nga xool nan lay àndee loolu mooy indi opportunité yi loolay tax nga mën a fructifier li ngay def ñun ci gis-gis boobu lañ nekk te loolu la ñuy développer ci biir Renades di ko jaay aussi suñu yeneen mbokk éleveurs yi nekk ci yeneen association yi pour que ñu mën a ànd nekk benn ngir élevage jëm kanam ndax Sénégal ñu toog fi ay événements yu mag am fi ñu naan xar du am nag du am wala nangam nag loolu day metti lool te loolu war nañ ko weesu parce que dañu am suuf Mansour est-ce que xam nga Rwanda xam nga nan la toll ah comme région Sine Saloum mooy Fatick ak Kaolack loolooy superficie Rwanda yëpp te Rwanda 14 millions de Rwandais lañu gisu ñun xam nga 14 millions de Sénégalais lañu ah ñoom 14 millions de Rwandais lañ ci région wu Sine Saloum mais réglé nañ seen problème élevage ah oui question d'organisation la parce que foofu xam nga dañuy toog ba ci yàgg ñu ne politique une famille une vache état bi dugal ci loxoom gars yi dugal seen loxo ba pare da leen di permettre ñu combattre la malnutrition parce que meew nag bi xale bu koy naan bés bu nekk yenn problème yi du la yomb de parce que mooy de lait pur nga mën di ko jël donc yooyu lay wax ni moo tax ma ni ñun am nañu espace tabaarkalla macha allah am nañu ndox parce que du ndoxu taw bi rek la ñuy wax xool leen li ñu wër rek suñu barrage yi boo demee tey Mansour nga jógee nu ñu ko wax teeti jógee Ndar daw ba Matam nga longer tout le fleuve Sénégal de part et d'autre la fa ne ci ndox du jeex boo demee Kër Momar Sarr boo demee dans la basse Casamance la fa nekk ci ndox léegi vraiment am nañu jumtuwaay yi ñu war am yëpp pour mën a doxal suñu mbay ak suñu élevage parce que soo gisee ma ciy insister il faut que aussi nit ñi génne seen bopp ni élevage dafay dem ne mbay dem ne ñaar yu mën a ñooy ànd de loolu moom kenn mënu leen a séparer d'ailleurs am na temps sax ñuy wax nii dañoo war a gën a fexe ba ñu gën a rapprocher les deux ministères là parce que li ministère de l'agriculture di def tey et du développement rural ci loolu la éleveurs yi di sukkandiku pour gën a mun a améliorer le cheptel parce que su ñu amee une bonne politique agricole mais day tax ñu mën a am de quoi nourrir le bétail sur le territoire national donc tout est intimement lié voilà loolu problème la
voilà dundal jur gi dafa métti xam nga daaw dem nañ fi ba saako ngooñ ji jar 12 000 francs xam nga loolu yenul maanaa or loolu war nañ ko mën a régler moo tax te yooyu nag ay domaine agricole communautaire yi da koy régler moo tax bëgg naa un jour nga dem gisee ak Malick Ndour le coordonnateur des DAC ndax nit ñi dañ ci wax mais xamuñu li ci nekk ñun bés ba ñu découvrir ba léegi li ci nekk ñi ngi xar suñu tànk tubéy pour ànd ak moom mën a liggéey ci loolu te gis nga loolu bu ñu ko defee di ngeen ni yéex nañu koo def sax parce que mooy régler problème yi. comme ni nga ko waxee kon manqué lance directement ñi seetaan ñëpp Malick Ndour ubbi nañu suñu ay buntu donc de façon ñu daañu la contacter damay bañ na contacter war nañu kilifa bu ANIDA pour def ak moom émission pour nit ñi découvrir la nekk ci wàllu koom-koom ci ANIDA mais c'était pas facile donc dem nañu bu dig leen sax ñun jël suñu bopp en charge taal suñu oto dem ci seen ferme yi xool surtout aquaculture parce que domaine bu ñu bëgg itam mu siiw la parce que dafa am solo mais yombul woon ci côté communication amuñu woon accès pour mën ci liggéey ci ni mu jaadu te yooyu ñu war a promouvoir kon Malick DG ubbi nañ suñu ay buntu ngir mën a dem ci dag yi ah. waaw ci dag yi dafa am solo vraiment je lance un appel encore une fois aux éleveurs dans les prochains jours danañ fi ubbi waxtaan bu yaatoo yaatu vraiment échanger parce que déjà ñun war nañ ci waxtaan ci biir Renades nan la ñu war a collaborer ak le Prodac mais yeneen structures yi tamit ñu ngi ciy waxtaan pour mën a vraiment dugal suñu loxo ci loolu parce que mooy solution bi Mansour te man li ma gëm mooy soo gisee sooy gëstu di gëstu ba gis bunt bi jaratul ngay xaar da ngay foncer rek pour que nga mën a am say résultats jeex na ñu daal di exploiter lépp daal di. mais point bi ñuy jeexale nag président xam naa ni téye naa la tey sonal naa la lool mooy vol de bétail bi. waaw vol de bétail bi moom Mansour vraiment no waaw fekk jógu fi élevage du baax parce que surtout suñu mbokk yi pël yi nekk ci àll bi ñoom ñoo ci gën a sonn. Et pourtant yàlla xam na ni amul lu état bi deful pour ñu mën a annihiler vraiment ce fléau là da ngay xool même la loi dañu ko modifier waat ko suba ngoon lu ne ñi ngi ko ciy daj pour ñu mën ko arrêter mais man li ma jàpp mooy dootul affaire état ñun éleveurs yi ñoo ko war a mën a régler parce que aussi ñoo war a organiser wu damay d'abord di wax par exemple sama mbokk éleveurs yi yar ay laadum xar bu cher la ay millions lay jar te boo yoree lu am valeur infrastructure ba fa ne dafa war a méngoog la nga yor donc d'abord il faut que bergerie yëpp ñu fexe ba am ay caméras de surveillance te loolu dama koy wax parce que dafa am ay nit yu nekk ci sécurité yu ñuy wax ni souvent bu ngeen amee problème yu mel nii bu le fait que ñu am ay éléments de départ daf ñuy faciliter topp ñi nga xam ni ñoo def tojaange boobu te comme li ngeen yor dafa am valeur da leen def investissement yu ko méngool. La deuxième chose mooy gis nga comme Renades ni mu nekkee en réseau pour que lu xew Dakar à la minute waa Kédougou yëg ko et cetera moo tax il faut que cette idée de réseau ñu gën ko consolider gën ci ubbeeku ci éleveurs yëpp pour que ñun suñu biir aussi xam nañu ñiy organiser léeg-léeg di orchestrer ces vols de bétail ñu dénoncer leen ñu wax ko nit ñi topp leen am buñ ci sàngante sutura parce que aussi jël say xar bu ne muy jar ay millions nit ki yeewu suba ñëw jël ko dem abattre leen te mënu cee jaay xar sax kilo plus de 3000 francs wala da koy bazarder un investissement pour des millions mu yàqun loolu mënul nekk jaaduwul moo tax na ñun éleveurs yi aussi dañ ci war a jouer suñu partition wax dëgg yàlla état bi biñ ciy góorgóorlu et on est en train même de voir bu ñu demee ba boole éleveurs yëpp est-ce que duñu proposer des conventions yu ñu am ak la police de proximité par exemple les ASP parce que ñoom dañu bëri pour xool ñoom ñun nan la ñuy fexee ñoom tamit ñu leen di dugal ci la surveillance du cheptel tout ça parce que ñoom ñëpp dañu nekk sur l'étendue du territoire national yooyu yëpp xam nga peut-être dire Mansour il faut que nit ñi xam ni éleveurs yi dañoo am xel comme ñëpp dañuy réfléchir pour apporter aussi
suñu gis-gis sur le processus de développement au Sénégal nii ñi ci kaw di réfléchir noonu la ñi ci suuf di réfléchir ñun tamit actuellement dinañ def benn document ba nga xam ni bu ñun naxantee ba ñëpp àndandoo ci benn mouvement d'ensemble ñu def benn document d'orientation ay un plan d'action précis et clair su ko defee ñu dem waxtaan ceeg nguur gi ne leen ñun nii la ñu gisee pàcc bu nekk nii la ñu war a doxe ñun nii lañ bëgg a taxawee lii la ñuy indi yéen lan ngeen di def parce que lii buñ ko defee buñ ko boolee élevage jëm kanam te ça doit être dans la constance du nañu bàyyi bu tabaski jotee ñuy wax tabaski Sénégal du problème mu tabaski rek ñun chaque jour la ci élevage foofu la toll chaque jour dañoo war a fexe yàpp yomb te ci loolu tant que réglé wuñu ko comme ni nga ko doon waxee au départ yàpp nekk luxe waratul nekk luxe dafa war a nekk accessible à tout le monde meew dafa war a nekk accessible à tout le monde parce que boo demee ci dëkk yu mel ni Rwanda tey mais foo romb d'ailleurs kër goo dem sax ah li lay jox du ndox ah kaasu meew lan lay jox boo demee Rwanda seen culture loolu la kër goo dem boo yegsee boo nee salaamaaleykum maaleykum boo toogee du la jox ndox kaasu meew lan lay jox te du nekk du lait industriel déedéet meew bu ñu raté à chaud ah lan lay jox nga naan ko. président Omar Sow maa ngi lay sant bu baax am nañu mbégte lool njiital Renades di réseau bi nga xamante ni bii moo indi daanaka yaakaar espoir ci ñi nga xam ñoo nekk ci secteur bu élevage. ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax mu jàppale ko mu mën a eggale mission am ak sas wi nga xamante ni am na ko ci wàllu liggéey bi ndax yaakaar yi tegu ci kawam bëri na ci tabaxat càmm gu dëgër def production bu baax gis nañ fi itam defe naa ni ay présentation ci ay xeet yu am solo moo xam nag moo xam béy moo xam xar ak itam nangu gi mu nanguwaat li muy nekk kilifa yëpp ci ak taalibeem ndax gis ngeen lu am solo li nga xam ni moom la fas yéene yóbbu ci Touba loolu lépp bu ñu ko dajalee di wane ni kon modèle ngi fi exemple mu ngi nii ñu ngi leen di sant bu baax mbokk yi ci ànd beek ñun ci Sen TV foofu la ñuy jeexale suñu émission Sen Natangué ubbi nañu suñu ay buntu incha allah ci ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi ci domaine boobu di wàllu agriculture di wàllu élevage ñu bokk ak ñoom liggéey bi ngir ñu am promotion bu baax boo xam ni fépp fuy metti daañu ko waxtaanee borom xam-xam yi lépp lu ñu xam ne bu ñu ko defee itam mu gën a naatal secteur bi ñu def ko incha allah moo ci suñu objectif ñu ngi leen di jox dox daje dimanche bi ñu dégmal ci beneen numéro salaamaaleykum.